ñeenti waxtu ak genn wàll ci rajo Futur Média ñi ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax ànd beeg noonu xibaari wolof yi ci yaatal ngeen ci yànd ak Makumba Bey. Djily Ndiaye ak Maguette Diop mandat de dépôt nañ leen tey ci kaso bi la ñuy fanaan muy Serigne Daaro bi yoroon dong ba ñu dooroon ba mu faatu mu amee woon ca rawdu ci département wu Linguère ñoom ñaar ñooñu nag sànq la leen procureur jàllale. usine Walf d'Afrique bi defar pastille yi moo tàkk sawara wa nag alawtiku ñetti kër yoo xam ne dañu faa jagee xamaguñu lan moo ko waral des na ci jokkoo ak Salif Sow léegi ci biir xibaar yi. ñoo lànk suba ci mbedd mi manifester ci courant bi gouvernement bi yokku université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ba rond-point Médina lañ bëgg a doxee ñuy woote mbooloo mu bëri daal di leen di fekk si ci woote boobu ndax Guy Marius Sagna ñu mën koo génnee kaso bi. ñaareelu pàcc bi tàggat yaram lay doon quartier vert ak li ci yéene kaay. Djily Ndiaye ak Maguette Diop sànq la leen procureur daal di jàllale ñoom nag ñu war a fanaani tey ji nag ci kaso bi ndax dañ leen a jiiñ ni ñoom ñoo faat kii di taalibe bii di Fallou Diop ca daara ja ca Rawdu ca département wu Linguère kenn ki nag mooy borom daara ji mooy Djily Ndiaye keneen ki di Maguette Diop nag moom moo sutoon gone yi ci àlluwa doon leen sa nag yenn yi moom nag la ñu jiiñ ni moo ko dóor ba mu faatu leeral yeeg Abraham Paul Pouy. Juge d'instruction bu deuxième cabinet bu tribunal bu grande instance bu Louga placé sous mandat de dépôt responsable daara Ahmadou Mbacké mi di Djily Ndiaye ak taalibe bi nga xam ne ñoo njort ne moo faat Fallou Diop mu tudd Maguette Diop te nekk mineur ci nii la ñuy am seen guddi gu njëkk tey ci prison bu Louga ginnaaw ñaari retour de parquet yi nga xam ne am nañ ko nag Djily Ndiaye ak Maguette Diop ci nii nag la ñu xam lan la yoon dogal ci ñoom nag ñoo ngi leen di toppee faatu Fallou Diop mi taalibe bi nga xam ne moom la ñu faat ci rawdu datu jugement bi nag xamaguñ ko waaye l'enquête bi dina wéy ci ñoom lu ñuy toog prison yépp te l'enquête boobu sax mën na dem ba toll ci juróom benn weer lu ko gën a bëri xibaar yi ñu jot a taataan nag nee nañu Fallou Diop mi nga xam ne mooy taalibe bu ñu faatoon démb lañ ko jot a denc ci rawdu ginnaaw bi nga xam ne procureur de la république joxe na autorisation bi mu nekkoon Abraham Paul Pouy Louga RFM. usine Walf d'Afrique jamono ji nekkoon nag doon tàkk foofee nga xam ne fa la ñu doon defaree fa li ñuy defaree pastille sawara wi nag fi mu ne nii sapeur pompier jóg nañ ci ba daal di koy wàññi Salif Sow yaa nga ca barab ba maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay El Hadj Makumba Bey. ndax xamagum nañ lan moo ko waral. déedéet la ma tontu moom mi nga xamante ni moom mooy directeur administratif bu usine boobu nga wax Walf d'Afrique nee na xamaguñu lu ko taal laaj naa ko tamit ndax lu fi yàq mën nañu ko xaymaal nee nañu it xamaguñu fi ñu toll nii lan moo fi yàq ñu ngi ci xayma yile nee naa ko it am na kër yoo xamante ni gars yi nee na lakk ba dugg na fa nee na ñoom loolu constaté wuñ ko ba ñu wiiree xoolal suñu bopp kër yi gis nañu yenn parenteer yi tàkk na te gis nañu it askan wi ngir mu jëloon ay motuwaayam dañoo génne woon seen bagage yu nekk seen kër yëpp teg ko ci mbedd bi ndaxte kër yi ak usine bi ñoom ñoo dendee amul ko ci ñàkk bakkanam amul ko ci amee gaañu préfet bu Tëngéej di Serigne Babacar Kane bañ ko jokkoo ak moom it ci téléphone xamal nañu ne service social yi dina leen wàcce ci terrain bi ñu xool dëgg mbir mi naka la demee bu laajee jàppale askan wi nga xamante ni moom moo nekkee fii ci quartier Ndiéssou ñi nga xamante ni ñoo ñëw fay si lakk yi Makumba ñoo ngi nekk waa Dakar ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa Tëngéej lieutenant Mouhamadou Salamane Sonko mu jiite 14e compagnie bi fii ci bërëb bi nee na juróom benn fukki sapeur pompier indi woon nañ leen fi ak it fukki oto ak ñaar ngir fay lakk bi mu ngi door ay côté 1 heure fay ay côté 3 heures. jërëjëf fanweeri minute ak ñeent moo tegu ci ñeenti waxtu ci rajo Futur Média. RFM rajo askan wi. ñoo lànk suba ak jàmm ci mbedd metti fas yéene nag bi yoon soppi xàll wa nga xam ne fa la ñu ko daan defee war a jaari bu ñu jógee université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ca bunt bu mag ba yegg nag ba poste Médina bu ko defee nag ñuy woote mbooloo mi kuy ñëw nga ràngoolu xonq cooy wane ni da nga ànd ak naqar te bëgg nga itam Guy Marius Sagna mi ñu nas ci kaso bi boobee ba léegi ñu bakko mu génn Daouda Gueye kenn ci njiit yi ci micro Oumou Kalsom li juróom-ñeent la ñu jàppoon bu ñu bàyyee juróom-ñett yi te ñoom ñëpp li ñu leen jàppee woon benn la fi ñu leen jàppe woon benn la ñu bàyyi juróom-ñett yi lii dafa leer ne kat lii ak singili la goo xamante ni dafa jëm ci jéem a nasaxal Guy Marius Sagna ba àgg sax ci nar koo boom yore nu bon waroon yore kër gee ca Sénégal ba mu dugg ci guuta ngeen bëgg ñu ko faydal te loolu ñun duñu ko nangu ndaxte Sénégal li koy doxal yépp ñun dañ cee tàbbal suñu loxo jaare ko ci galak maanaam impôt yi nga xam dañ koy fay duñu fayaat looloo tax itam ñuy woo ñëpp bi ñuy def li nga xamante ni mooy waxtaan ak askan wi jaarale ko séddale flyers yi waa askan wi ñu ci bëri dañuy wax ne ñoom dañoo am kersa ndaxte kat jàpp nañ ne ñun lii ñuy xeex ñoom seen xeex la waaye jafe-jafe yi nga xamante li leen ci tàbbal mooy yorinu bon moo tax ku ci xëy loo yóbbul sa njaboot moom ngay tal ba amaana jóg taxaw ñëw ci fi ñuy dajee ngir yuuxu ñoo lànk
doo ko jot gi du la ko maye waaye ñoom ñëpp ñu ngi ànd ak ñun ñoom nag la ñuy wax ne kat ñoom ñooñu nañu wut beneen feem mooy képp koo xamante ni sa jot wala boog jamono jatt na la ba nga xamante ni daw dépense moom ngay def ba mënoo ñëw suñu manifester yi nii ngay chauffeur bu taxi wala ngay dawal ndàbb maanaam bus wala ngay dawal leneen bu waxtu wa jotee diggante ñetti waxtu ak ñeenti waxtu foo toll na nga mbiib bu baax a baax klaxonné bu baax a baax pour wane na kat yow lii ñuy xeex di ko ŋàññi yow ànd nga ci ñeneen ñi nga xamante seen barabu liggéeykaay la leen fekk wala feneen foo xamante amaana nekkuñu ay ndàbb wala ay taxi ñooñu nañu takk ay morso yu xonk pour fësal ne kat ñoom ànd nañ ci xeex bi. ñu wéy ak yéen de moom mu nga xam ne nag bokk na ci ñi ñuy xeexal pour mu génn kaso bi di Guy Marius Sagna ay avocaam déposé waat nañ tey ji beneen demande ngir ñu am bàyyib neggandiku ñu ni am nañ ci njort bi yoon àndoon nañ ci biir xibaar yi ñu weesu ak maître Moussa Sarr ci wàllu wi yëngu-yëngu yi ci liggéey bi kër yi ak grève boo xamante ne ni ñaari fan lay doon ñu fas ko yéenee jàpp ñaar fukk ak juróom benni fan ci weer wi nga xam ne moom la ñuy séenu di février. syndicat bi nga xam ne nag dafa ëmb ay syndicat ci wàllu santé di cadre unitaire bi ñoom ñoo ko fas yéene ndax nee nañu daal dañoo wate taxas boor ci ni ñuy joxe lenn ci ndàmpaay yi nga xamante ne ni ñoom ñoo ko seq ak seen i liggéeykat te jàpp ni nag dañ leen a war a tollale nu ñu koy joxee. Aïssatou Faye Bodian. gannaaw bu ñu banqué seen loxo daal di am ab doxu ñaxtu ba néega ni ñi di liggéey ci wàllu wergu yaram amuñu ci li leen neex ba tax na ñu fas yéene tàmbali seen ñaareelu plan d'action Arona Diop nekk kenn ci ñoom. déposé waat nañ beneen préavis le 22 janvier bi ñu weesu bu ñu faalewul jàpp nañu dem grève le 25 et le 26 février à partir du 4 dinañ def tournée Sénégal bi yëpp. bokk na ci lu ñuy ñaxtu. infirmier bi sage-femme bi bu génnee dafay am niveau licence waaye mu fàtte technicien supérieur ak ñi nga xamante ni ñoo leen di jàngal mu am nag jafe-jafe bu rëy a rëy bu ci am mooy ci terrain bi boo demee ba tey yaa ngi fay fekk ñaari hiérarchie ci benn corps de métier technicien supérieur yi ñu ni toog leen ngeen di xaar dañ ñu loolu mënuñ ko d'accord bokk na ci li ñuy xeex beneen nga ni ay la yëwan jàpp naa ni li ñuy payoor bi ñuy joxe leerul wala doyul ba ma wax cabinet nañ ko xool nuñ ko defaraate waaye en attendant kat ci wàllu secteur santé jafe na jafe boo xamante ni jàpp naa ni war naa mën a génn joxeegum ay ndàmpaay nga jël benn corps de métier rek jox ko ndàmpaay yu ñeent fukki junni nga ni ñeneen ñi ngeen toog xaar loolu mooy tas nga sa kër. cadre bi léegi di joxoñu baaxam seen ministre ne rek day daal di politiser recrutement yi. bu ko ministre de la santé waxee ñi recruter nañ 3000 mais ci biir 3000 yooyu nañ leen ci wax ñan ñoo ci yor métier wu faj loolu aussi dafay jaadu que ñu koy leeral population bi di xam te ci biir 3000 ña ci ëpp ay mbokk lañu. bokk na ci seen ponk ci li ñuy laaj ñu daal di yokku koppar gi nga xamante ne dañ koy daal di dimbale hôpitaux yi wàllum équipement ñu daal di fay seen i bor ba noppi tamit ñu def seen kéemtulaay kattan ba jël képp ku nga xamante ne génn nga ci école de formation bu santé ak action sociale. mer mi ba tey ci këru liggéeyukaay yi ak bureau régional bi nga xam ne moo ëmb artisan yéen nekkee ca diwaanu Ziguinchor mere lool ñoom itam seen kilifa yi leen jiite ci niveau national ndax jàpp nañ ne daal li ñu waxoon ni waroon nañ ko def ba mën a suqali nag seen wàllu liggéey rawatina nag organiser benn foire régionale boo xam ni ci la ñuy wane kenn ku nekk li nga xarañe ca la ngay def bu ko defee mu mën a soppeeku njarte doon xaalis dugg ci sa poos loolee nag bi mu amee métti lu nañ ko bu baax a baax ak lajj gi nga xam ne am na ci Lamine Ba. artisan yi nga xam ne ñu nga yeewoo ci Ziguinchor mere nañu bu baax a baax seen kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci Dakar nee nañ nag njiital conseil national des artisans du Sénégal diggoon na leen ne nañ leen jàppale ngir ñu amal seen i foire waaye nee nañu ba léegi gisaguñu benn ndimbal wala jàppale bu tukkee seen kilifa yi lee Sadibou Bodian moom moo yore organisation foire artisan yu Ziguinchor. foire bi dañ ko tëgg pour jéem a wone exactement lan la ñu mën ak lan la ñu kii une certaine visibilité au niveau de la région loolu lañ ci soxla. loolu moo tax ñu tëgg foire bi tey soo gisee loolu mbir mi doy waar parce que lu ñu tënk nii yëpp pour def ko bureau national ba léegi réagirul par rapport à ça loolu lu ñu jaaxal la te pourtant buñ ko doon def dañ ci toog ak ñoom waxtaan ak ñoom TRD bi sax ñun dañ leen ko yónnee pour ñu liggéey ci ñu andi ko pour ñu mën ko valider parce que ñoom ñoo valider TRD bi pour ñu mën ci dox donc buñ ko valider woo doon ñun dañu doon toog ba léegi di ko xaar daf ñuy dugal tooxe bu baax a baax a baax jafe-jafe bu ñu nekk di jànkoontool fu mu nekk ni yàlla rek. artisan yi yeewoo fi ci Ziguinchor nag jamono ji ne nañu li nga xam ne sant nañ ko te ñu bëggoon ci wone man-manu artisan yi boo moytul dafay nax saay ndax ñàkkum jàppale wi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci ñu bëgg nag seeni président bi jóg ci jamono ji balaa ñu ci échec. dañu bëgg le bureau national na réagir le plus vite possible su réagir le plus vite possible na jël responsabilité parce que actuellement ñun ñu ngi ci ay bor lu ñu taxaw fii yëpp bor la ñun nag jaral nañu ñu taxawal ko après ñu dem tëdd kaso
y a pas de problème. bureau régional bu CNRS amal nañu ab jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi nee nañu ak li mënti am nañ amal foor boobee waaye seen kilifa yi nañ jël bépp responsabilité bi nga xam ne dina ci juddu mu war a tukkee ci ñàkkum jàppale bi nga xam ne moom lañ nemmeeku. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. SBF association sénégalaise pour le bien-être familial ñoom itam toll ci ay xat-xat ndax liggéeykat yi bind nañu bataaxal sax président de la république di ko xamal ni war naa jóg ci tolluwaayu kër gi nde fi mu ne nii bu ko deful suba ak jàmm ci ajuma ji dinañu leen génne ci fédération internationale bi ëmb kuréel yi mel ni moom te bu boobaa lu ëpp milliard dinañu ko perte ci wàllu financement àndoon nañoo ak yéen ci xibaar yi ñu weesu ak kenn ki wax ci seen tur. ñeneen ñoo xamante ne nii secteur ba ñuy liggéey am nay jafe-jafe mooy transfert d'argent yi xeet yu bees yu génn rawatina nag ñi nga xam ne dañuy yor puce ba pare di ci jokkalante xaalis moom moo leen gaañ bu baax a baax ba ci fi mu ne nii am na ñoo xam ne ñu ngi tëj am na ci ñoo xam ne itam buñ tëjut itam fi mu ne nii yaakaar nañu ni ca la ñu jëm Mouhamed Alimou Ba. buñ sukkandikoo ci président structure bi ci def transfert d'argent ci Sénégal secteur bi mi ngi ci croissance bu baax waaye nag am na ay opérateurs yoo xamante ni daanaka ñu ngi ci ay difficultés yu mag. léegi ñu bu ñu fàtte ne aussi que ne àdduna bi aussi day dox et que actuellement mobile bi nekk na loo xam ne moo dominé actuellement fu mu toll nii ba tax na je pense que ne opérateur bi fi nekk loolu la xam ba tax na vraiment il a mis carrément l'accent sur ce produit-là et que léegi sénégalais yi adopté nañ ko. Orange Money moo dominé secteur bi économiste bi di Mbaye Aw di ñuy expliquer. ñoo nekk ci dëkk àll yi à tout moment ñoom dinañ mën a jot xaalis dañ mën def seen transfert loolu boo ko xoolee dina mën buñ ko xoolee ba au fond baax na ci croissance économique gu dëkk. waaye nag boo xoolee bu baax question bi mooy lan moo tax Wari ak Joni am ay difficultés ngir avancer ci wàllu woowule Joni dem ba daanu complètement Mbaye Aw ne concurrence déloyale bii di Orange di def ci secteur boobule moo waral li nu mel. donc il va falloir que ñu xool bi ñuy def ba protéger donc Sonatel boo xoolee bu baax fi mu dugg ay wujjëm moom moo leen di jox réseau bi ñuy defee xam nga yow kuy sang sa wujj moom wax dëgg yàlla góob dina set loolu nag lu état bi war a seet bu baax a baax la xool ko boo ko xoolee bu baax seen banque la ñu nekk ci banque tijji ci banque lañ jëm boo ko xoolee bu njëkk ba ñu bëri fii ci réew mi amuñu woon téléphone. mais ñoom dañoo ñëw yaay téléphone 9900 nga joxe sa ancien téléphone sénégalais bu ko def rek jàppal na yow jënd nga dangaa tëjji compte bancaire loolu nag moo li nga xam ne mooy am te banque Sonatel fii dafa mel ni dafa jëm ci tëjji banque Orange. fu mu toll nii Orange ci ñaari boor la nekk benn boor bi ci wàllu mobile réseau téléphonie beneen boor bi di muy def liggéeyu banque waaye nag boo xoolee bu baax ci benn secteur bi kese lañ koy réguler mooy secteuru et réseau mobile ARTP mooy def li nu mel waaye du BCEAO. ñaareelu pàccu MCA bi di xaalis bi nga xam ni Amérique da koo jox askanu Sénégal nag ngir ñu war ko suqalikoo ci ay secteurs yoo xamante ne nii yu leen di sonal la muy bu ci mel ni wàllu yoon ak wàllu courant ñetti téeméeri milliards ak ñaar fukk la loolee nag Sénégal war na cee moom itam mottali li toll ci fanweeri milliards nde du seetaan rek keneen jóge bitim réew noonu la américains yi di doxale buñ la joxee da ngay góorgóorlu yow itam loolee nag tey jii lañ doon signé nag ngir tàmbali liggéey bi ci première session conseil d'administration de surveillance bi reportage la boo xamante ne nii ki ñu ci demaloon mooy Penda Fejoor ak Amadou Sabar Ba. réewum Amérique wanati na boppam ci li nga xam ne mooy projet bi di Compact 2 mu génne lu tolloog ñetti téeméer ak ñaar fukki milliards ci suñuy koppar ngir subventionné bi les projets lépp ñu jëmale ko ci li nga xam ne mooy secteur énergie bi maanaam courant. Tuli Nabo Mushingi mooy ambassadeur bu États-Unis fii ci Sénégal. le Compact MCC c'est une subvention ndàmpaay la bi nga xamante ni waa Amérique ñoom ñoo ko daal di jagleel Sénégal rawatina ci li jëm ci wàllum secteur de l'énergie montant bi nag toll na ci 320 milliards francs CFA ak itam 30 milliards yi nga xamante ni waa Sénégal ñu koy génne. se rajoute 30 milliards du côté du peuple sénégalais. ci wàllub Sénégal daanaka lépp yemb na ngir projet bi mën a antu Mahammed Boun Abdallah Dionne moo wax lu ni mel nekk tamit ministre d'État secrétaire général bu présidence. ministre Matar Cissé am na liggéey booleeg liggéey ba mu yore ndax loolu xaalis bu important la boo xam ne moom moo war a andi courant lépp ci réew mi ñëpp jot ci ndimbal bu takku boo xam ne ci mbiri courant ak électricité la ko président bi yoon féetale pour liggéeyu gouvernement bi nekk liggéey bu gën a gaaw pour bépp Sénégal
sénégalais mën a jot ci courant fa mu nekk fii ak juróomi at. ñu nekk ci wàllum secteur privé bi di xam ne ñoom it noppi nañ ngir dugal seen loxo bu baax ci bile projet. Mortala Kane mooy secrétaire exécutif bu confédération nationale des employeurs bu Sénégal. il faut ñun ñu nekk ci pour jox suñu point de vue ak accompagner et puis pour contrôler 5 ans la war a durer te il faut que ñu fexe aider wala MCA Sénégal. bile projet maanaam Compact 2 bi dinañ ko amal ci diiru juróomi at bu ko weesoo rek koppar yépp yuñ ci def dañ koy ñàkk di fàttali secrétaire général bu présidence. mu nekkoon leeral yeeg Amadou Sawar Ba. immeuble bi yi nga xam ni ca la gaynde yu jigéen yi doon basket te Abdou Diouf ni leen woon atam ku def lu rëy am lu rëy tabaxal la leen ko tabax ba baaxul nag ba tax fi ne nii ñu war koo toj ñoom nag li ñuy fayee lu jaas bi fi ne nii dañ leen koo jox tey ji nag lañ tàmbali toj gi reportage Salimata Aw. métti rek gis nga ku nekk yaa ngi tax sa gémmiñ métti rek waaw nag mais nag boo santee bañ sañ a nangu rek. foo toll ci maris di seen pënd gi ci kaw asamaan bi caterpillar yi ñoom ñooy daaneel immeuble Lyon yi foofee ca maris. xale yi nekk ci seen buntu école di fo xalaatuñu sax poussière bi jafe-jafe yi muy andi ci seen wér gi yaram. mujj sol masque directeuru l'école bi di ñaawlu autorité yi nii ñu tàmbalee liggéey bi. boo xoolee xale yi ci ëpp dañ am asthme ñi ci ëpp dañ ñëw ak masque yaa ngi gis ma ko sama masque sax man donc yaakaaroon naa ne même bu ñu def lii sax laajoon na quoi ñu ñëw quoi diisoo ñun quoi xool ban solution la ñu mën trouver man sama xalaat bokk mën nañu commencer quoi l'autre côté terminer quoi vers les écoles parce que bientôt ñaan fête Pâques yi les écoles seront vides ñoo def li ñuy def tant xale ñëwaat pour jàng quoi mais actuellement nous vivons vraiment métti trop métti na. ña dëkkee ca wet ga nag kenn demul ñu des ndax nee nañu boobee ba léegi feebar la ñu dëkkee. ma soje instant dañoo sonn ci loolu moom trop wax dëgg yàlla lii kay xaw naa yàgg léegi tuuti de waaw gis nga ñun ñëpp nu ñuy waxee mais sama benn booy bi moo ngi fa la tedd waaye moo ngi tawte quoi ak soj bi waaw. ci diggu ñetti fan ba léegi ñi dëkkee ca Maris si ñoom xamuñu ba léegi fu ñuy teg seen tànk kenn mënut a génn doxantu ca mbedd ya masque ba nag moom dafa mel na ndiroole ñëpp a ko takk di dox. léegi la sax ma dugal sama doom bi sax si kër gi sax parce que poussière bi daa xaw a bari. tàggat yaram ñu koy tàmbaleek tour du Sénégal bi nga xam ni ci wàllu daawal weelo lañ koy defee nag mu toll ca ca bëj gànnaaru réew mi ca boori Richard Toll tey jii ci suba diggante Richard Toll ak Fanay distance la boo xamante ne nii war nañ cee daw lu toll ci téeméeri kilomètre ak juróom-benn François Guillaume Baudouin nag moom ab Guillaume Baudouin ab français la boo xamante ne nii day jàpp ni fi mu ne nii nag ñi ngi ci forme. te ñi ngi góorgóorlu bu baax a baax ngir mën a am ci wàll wi dinañ ci dellusiwaat bu soobee yàlla guddeeg jàmm ak Mamadou Diagne mi nga xamante ne ni mi ngi koy topp ci wàllu rugby kaddu yu njëkk yi nga xam ni moo jógee nag ci DTN bi ci wàllu tirage au sort bi nga xam ni CAN Junior bi ñu ngi koy waajal nag Nairobi lay amee ca Kenya li ko dalee benn fan ci weeru avril lay doon Sénégal mi ngi ci poule B bi bokk ko nag ak réew yu mel ni Namibie Zimbabwe ak Côte d'Ivoire programme bi nga xam ni moom la tëgg ngir waajale ko gaynde yi ba bu ñu demee foofee mën a def lu mucc ayib ci la ñuy déglu kii di Jacques Bassène moom DTN bi ci jokkoom ak Cheikh Tidiane Diagne. équipe bi ñu ngi ci entraînement yi ñu ngi daje ñaari fan ci ayubés yu nekk talaata ak ajuma ñu ngi daje fële ci terrain bu Léopold Sédar Senghor. groupe bi waru ñoo dépassé ñaar fukki at donc moo tax ñi amoon ñaar fukki at te nekkoon ci équipe bi dañuy génn ñu war a jël yeneen xale ñëw complété groupe bi donc chaque fois dañuy xel di yeesal groupe bi di ko dooleel donc ren am na changement ndax Bourama Samb moo ñëw nekk entraîneur bu njëkk bi ki ko dimbali mooy Amadou. ñoom ñaar ñëpp ñu ngi am liggéey bu am solo ci entraînement yi donte lépp yembul ndax ñoo ngi am ay jafe-jafe ci wàllu koom waaye nag teewul ñu ngi def ku nekk jéem bay sawar ku nekk loo am def ci ba entraînement yi di mën a am te tamit ki nga xamante ne bii moo tudd Léon Lopi nga xam ne moo nekkoon entraîneur u équipe nationale bu mag bi moom dafa jël dogal ne day wàcc ñëw dimbali xale yi nekk ci wàllu formation donc moom mu ngi dëkk fële ca France waaye bu avril jotee dina ñëw Sénégal fii amal fi entraînement yu bëri ak xale yi laataa ñoo dem Kenya dem jàmmarloo ak yeneen dëkk yi ñu ngi bokk poule ak Zimbabwe ak aussi Namibie donc xaw ma nag lu yàlla di def waaye bëgg nañ def li ñu rang bi ñu jëloon ca Coupe d'Afrique ba le passé moo nekkoon 3e mooy li yées li ñu gën li ñu bëgg nañ raw loolu jël 2 wala jël 1er jël Coupe d'Afrique bi loolu suñu yéene la.
ñu wax ci wàllu football Edinson Cavani mi nga xam ne nag Paris Saint-Germain lay football ñu yaakaaroon lool ni dana dem ci Atlético Madrid day mujj des foofee ci terrain bi nag Barcelone ci wàllu coupe du roi 8e de finale bi tey jii moo ko Leganés lay doon Real Madrid nag moom démb qualifié na ci quart de finale yi gannaaw ndam loo xam ni nag am na ko 4 bal ci dara ñu yem fii di leen gërëm neskis ñu tabbi kon ci quartier vert ànd ceeg Youssouf Bodian. ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm ñeenti téeméer nit yu bàyyeekoo ci sous-région bi ñoo daje tey ci ndakaaru ngir waxtaanee agroécologie ñu jàpp ni xeetu mbéy la boo xamante ni mën na tax ñu mucc ci wàllum changement climatique bàyyi tamit tooke yi nga xamante ne ñoom la ñuy jëfandikoo ñu ànd ceeg leeral Fatou Ndaw Mbaye. SYCODEV ak ENDA Tiers Monde gën nañu taxaw ngir ñuy jëfandikoo dund gu mucc ayib li nu mel ñu fas yéene ko jaarale si lu ñuy duppee agroécologie Mamadou Kanouté mooy directeur exécutif bu SYCODEV. agroécologie ci ni ko béykat yi ci seen bopp tuddee ñoom nee nañu mooy mbay mu sell mbay mu sell parce que du jëfandikoo ay pesticides looloo tax ñoom ñu tuddee ko mbay mu sell bañ leen ne nu ngeen koy firndelee ñu daal di ñuy ne mbay mu sell mi day suqali suuf. bu loolu weesoo xayma pàcc suuf yi bay agroécologie des na ko càmbar. fi mu ne nag mënuñu laa wax xayma bi lan la kooku il faut ñu jóg ci li tax ñu ciy war a jóg mooy tant que yaa ngi wax agroécologie te neewuloo lii suuf bi ñu bay ci Sénégal ci agroécologie foo xam ne suuf soo xam ne dañ ciy jëfandikoo agroécologie nii la toll ci hectare sa wax du mën a dem. naka noonu secrétaire exécutif bu ENDA Tiers Monde Mariam Sow mu ngi woo consommateurs yi ñu gën a xool li ñuy dundee. baykat bi la commencé nañu leeral nag bu ñu nee baykat bi du baykat bi rek di bay gàncax mais baykat bi la sàmmkat bi la ak nappkat bi la donc ñoom ñëpp bokk ci mbir mi consommateur bi tamit di questionné wu ci li may lekkal lan la donc ça veut dire que ku ci nekk doxalee li ko war effectivement changement bi àla kulli yàlla moo am. xeex bi mu ngi wéy jaaxale ko ci lu ñuy duppee aday sen tey ji bu ñu sukkandikoo ci ñoom agroécologie doon na li nga xam ni moo mën a faj lii di réchauffement climatique suuf si waaye itam yenn ci ay feebar. Fatou Ndaw Mbaye lu toll ci téeméer ak fukki junni garab la ñu jëmbat ci diiru ñeenti at fële ca Malem Hodar ci région bu Kaffrine ki sumb li ni mel di Tree for the Future ki yor wàllum développement ak communication foofule Maymouna Fall Cissé ñu déglu ko ci micro Omar Ndiaye. ñaar téeméer ak juróom fukk yi bokkoon ci projet jardin forêt bi comme ça ñu mën leen féliciter parce que durant ñeenti at yi ñu def ak ñoom jëmbat nañ ay garab am nañ rendement économique 1 million ak ñaar fukki junni garab lañ fi jëmbat garab yoo xamante ne non seulement dafay permettre ñu protéger clôture bi mais aussi ci biir garab yooyu am na ay culture maraîchère maanaam lu wàllu ay batañsa kanja kaani et cetera yi nga xam ne population moom nañuy dundee tomate dem mango zone bi dañ ko taamu parce que ñu bëri dañuy fàtte que bassin arachidier nit ñi dañu concentré wu torop ci gerte bi ak leneen mais am na leneen loo xam te ne war nañ ko mën a bay maanaam culture maraîchère pour permettre seen bopp ñu dund aussi gis nañu zone bi dafa wow torop population yi sonnoon nañ mais projet bi mu commencé ba tey léegi population yi amal nañ seen bopp xaalis ñoom ñu ngi jël léegi mën nañ jëndal seen bopp semence mën nañ jëmbatal seen bopp ay garab mën nañ ci am xaalis bu bëri utiliser ko pour yóbbu seen doomi école jënd ay machine comme par exemple pour jigéen ñi pour wàll et cetera fukki millions ak ñaar ak juróomi téeméeri junni ci financement ci projet bu nekk. ngir gën a ñaax xale yi ñu jëmbat ay garab waaye tamit ñu aar seen alam mairie bu Ngongom nee na dina teg ab prix boo xamante ni dina neexal école bi gën a yëngu ci wàllum aar alam bi ca ba mbay ñu fekk fa Babacar Diouf. dafa fekk ni kenn mënu dund ci environnement boo xam ne ni dafa jabut moo tax ku nekk war naa jóg toppatoo li ko wër saa su ne ci Ngongom maire bi dafa xalaat ni loolu duñ ko mën a def tànk dugaluñ ko fi nga xamante ni moo di école yi Baboucar Ndiaye di maire Ngongom. incha allah ci at yi ñëw ci ay nouveaux projets yoo xam ne bëgg nañu mu impacter école yi muy sur la propreté sur l'environnement même meilleur enseignant parce que loolu aussi yëpp lu tax rek nit ñi gën a góorgóorlu ci école te xam nañ ne enseignant Ngongom moom gàcce ngalaama lépp lu ñu. dina tax sax xale yi nga xam ne ñoo nekk ci école bi di gën a mën a ñoŋal seen alam bi leen wër wante tamit fexe ba kenn ku ci nekk di ko def saa su ne Samba Niang inspecteur de l'éducation chef district bu Ngongom. bu subaa bu ñu delloo ci seen classe yi dañuy déparaat dañuy amaat beneen envie dañuy gën a góorgóorlu xale yi aussi la même chose parents d'élèves yi aussi la même chose yaakaar naa ne lii daal
bés la bu am solo ci njàng mi te du ñu def leen lu dul nag di ci gërëm monsieur le maire de Ngogom ndax lépp moom la. du yàggat dara élève bi gën a ràññeeku ci jàppale li nga xamante ni moom mooy gàncax gi ak li ko wër defar ko ba mu defet wala sax école bi ko gën a def dinañ ko jox prix fi nga xamante ni moo di commune bu Ngogom. Babacar Diouf mooy tëj buntu quartier vert lu ba si di ñëw ci benn waxtu bi benn gox bi ci benn planète bi.